man nag wax dëgg fa neex yàlla waaw fi mu ne bëgg naa avancer tuuti mais balaa may avancer parce que dafa am yoo xamante ne bi daf ma ñor bëgg naa ci ñëw trop mais ak situation actualité politique bi nekk nii ci réew ma man dafa am yu ma gëm dama am sama xalaat am yu ma gëm am ci yoo xamante ne bi yàlla dogal na nag li ci bari macha allah am na ñu bari ñuy wax suñuy wax ak samay wax ak ñoom dañuy daje te maa ngi dégg Pa Assane keroog vraiment mook Baba Aïdara am nañu benn jokkalante bu man bokk bu ma neex lool ñu élever débat bi ba mu kawe lool donte nag c'était un débat contradictoire mais très intellectuel dëgg ay borom xam-xam dëgg ñoo doon wax pour man ma apprécier woon ko lool à 2 reprises Pa Assane mu ngi am fu muy xëcc Baba Aïdara tam mu ngi koy tontu ñu ngi waxante ñu ngi jokkalante bokkuñu ay position bokkuñu ay gis mais vraiment moment boobu man sama xol a ngi sedd ay waay yàlla nañ toll foofu ci débat politique yi dommage nag après bon 3 points de suspension mooy loolu mais yàlla guddal seen fan waaw Baba Aïdara fa nga tey foofu la Pa Assane I appreciate you guys mais mënuma cee ñàkk bañ a wax Clédor dafa am benn émission bu mu demoon semaine bi Grand Place mais leen ma rek damay boros rek ñëw premier jàngatu Clédor lépp fa la nekk mais dafa gudd mais deuxième tour de parole am boobu laay indi parce que daf ñuy yóbbu fële ca Ukraine faaw ma trouver les voies et moyens ba dugg Ukraine ci guerre bi ci ressources yi ci bele bi ci dund bi impact bi muy am man la ma ca xam akas néew ak xëccoo ressources yi ñuy am Pa Assane mu ngi naan on est en danger te muy dëgg bu wér élection yii c'est les élections de tous les dangers ñun ñi ñëpp ku nekk xam na ni lii xeeñ ci réew mi neexul ku wéet rek ak sa bopp nga toog rek xalaat xool rek def benn recul nga xool ci réew mi xam ne la fay xew neexul nañu wax jàmm wéy ñun ñëpp jàmm nañu bëgg meen jàmm ci la lépp xaj jàmm moo sabab ma toog fii di wax waaye yenn yi nit ki bu amee ab njiit sa mbenn tonton daf ma koy tere mais mënta ñàkk nañ ko joxee réew mi nii lu ko yées la indi réew mi nu ko yées te lépp a grave foo xool secteur boolaal njombe la rawatina nag suñu wàllu ressource ñu ngi doon wax toq pétrole génn fi toq gaz génn fi ñi ñaa ngi wax dëkk bu tàkk gaz ak pétrole moo ko taal ñu jàppoon fa ñu jàpp ne leen lii lañuy wax daray dëgg newu ci koy fàttaliku Boun Abdallah Dionne am ay xale nappkat mënuñu napp ci géeju Sénégal gannaaw Mauritanie suñu côte yee ñoo ëppi jën beneen côte ca Afrique ca West Afrique gannaaw Mauritanie nappkatu Sénégal mënu faa am yabooy dangay dem ba Mauritanie baa nga dem ba Guinée ñu leen di boom xew na fi ba tàyyi li xew ci santé bi mu ngi fépp ñu reyoon fa 2 wala 3 nappkat am na 4 juróomi at ci ginnaaw coow li ne kóor jumbori départ jële ci avion wuti Mauritanie waa Ndara ngi jooy seen doom ya ñu rey da leen a jéggi dem Mauritanie lijjanti fa ay contrat di ñibbisi jéggiwaat leen jaaru fa sax pour jaale leen Boun Abdallah Dionne dem assemblée nationale
Ousmane Sonko challenge ko ci contrat yi ñu signé fële ci Mauritanie ak gaz bi nekk biir Sénégal parce que dañ doon foog ni mu ngi woon Mauritanie boo leen fàttaliku mais ñu gis ni la nekk ci booru Sénégal moo ëpp fuuf ca la Cosmos daw ñëw Sénégal maa ngi fàttaliku nag ku mel ni Baba Aydara ak ku mel ni Texe Gay dañoo wax fii ba géex Boun Abdallah Dionne dem Assemblée nationale Ousmane Sonko challenge ko pour mu wax ci contrat yi Boun Abdallah Dionne ne à peu près partage bi li ñuy séddoo gage bi c'est à peu près 50-50 muy gravité seeni riite mbale wër kii di ruube rek di bëgg muur dëgg gis nga mu ngi ni li suñu maam jooju waxoon Serigne Cheikh kuy carte di toj di nga toog ba benn jamono yàlla danaan corpeet benn carte mu ngi nii fedi kese ñu baal ba waaye loolay dëgg à peu près 50 ci état buy signé addunay dox kele door mii génn ne Sénégal mu ngi exploité gaz yàgg na ñëpp weddi ko loolu lu mu mën a nekkee ba yàlla nattu leen fukkeelu teen beeg juróom bi moo takk daaw géej ca gàjjaga ca la ñu jommi xoolal boobu sax la ko ñi fàtte faf mu takk ñu xam ne ñu ngi ngacc gaz tey ñu ne ay gisement yu bari feeñ na Sénégal la ñu yor ci ay gaz lakk jeexalu ko ñu ñuy fàtte ak ay waxu Adji Sarr guerre bi gis ngeen chancelier allemand bi mu ngi woon Sénégal di lijjanti gaz Baba Aydara gis nga Baba Aydara ak Pa Assane jéem nañoo surtout Pa Assane à 2 reprises mu ngi rebondir ci loolu mais dafa mel dégguñu ko pour man ci sama man nag dama libre ci ni may xalaate guerre bi ci àdduna bi li ñuy xëccoo ci àdduna Sénégal ñun ñu ngi nelaw balaa maa dee nag ñu naan ay cos pétro gaz ak kii lu mu tuddati amoon na lu mu tijji woon ba woote woon fële jam ñaajo naan dafay réserver benn xaalis pour génération future mais état bu soxla xaalis mën na cee leb kii ku mu yàpp ñu ngi xëccoo gaz bi mu ngi tayle gaz bi bu ñu defalee ndànk li xew Angola moo fay xew gaz duñ ko gis exactement dafa mel ni ñun duñ jàng exactement looloo xew si suñu or bi kam moo xam ñaataay génn daaw géej ñu ngi naan def nañu bénéfice lan génn nañu 120 milliards wala 300 et quelques milliards amul fenn fu mu feeñ ci gafaga réew mi balaa maa dee Rita Mbale wër yi naan président Macky Sall visionnaire la liggéeykat la parce que yéegal na budget bi mën nga nax ñi nga xamante ni comprendre ñu dara budget ay prévision rek la te naka lay def ba yéegal impôt yokki prix dagg ñi seeni salaire di door dàq ak enseignant yu kenn xamul noo def ba sa budget di yokku population bi di gën a yokku consommation bi di gën a yokku pourquoi pas budget du yokku bu yokkul budget bi sax ñu dagg boppam sànni fële ca sën ba foog ni dañoo gën a yeewu nit ñi mais ma teg jéego ma ñëw ci Clédor parce que ki ma bëgg mu ñëw yàlla na ñëw tey. waaw day jokk ci mbirum transparence. waaw ba tey waaw bi ko imaam di wax mu ngi mel ni. ndax loolu itam dafa bokk ci li bëgg a fàttaloo nit ñi. waaw professeur aussi wax na lu bëri ci terme change yi 75% yi nga xam dañ koy defal rek. yooyu yëpp. dama koy ëmb rek def ko benn tontu. mais danga may rek comme jox naa leen xam naa benn exclusivité bu jàll te yéegu leen ko. mooy sénégalais yi mosu ñoo njort ni suñu gaz bi lam-lamee di jëlti jaay nañ ko depuis 2020. léegi nag
ñan lañ ko jaay. groupe bu ñuy wax. BPGM. BPGM mooy BP. British Petroleum Gas Marketing. filialu BP la. kon BP bi nga xam ne moom moo bokk mbuus ak Cosmos. ak Sénégal ak Mauritanie. ñoom ñoo signé. contrat li ñuy wax SPA. contrat de vente et d'achat. ci gazu Saint-Louis bi nga xam ne moom la Olaf Scholz wut si. donc léegi loolu. nu mu tuddati Matar Cissé parce que man damay tudd ay nit. Matar Cissé. ñu yor suñu wàllu pétrole ak gaz. ak Mohamed Ould Abdel Fattah. bu Mauritanie. nga xam ne moo yor seen ministère du pétrole ak gaz. Mohamed Ould Abdel Fattah ak Matar Cissé. ñoo ko signé le 11 février 2020. ça fait 2 ans déjà. léegi may interpeller les autorités de l'État ci wàllu transparence parce que bu fekkee ni suñu alal ñoom dañ ci signé contrat d'achat et de vente. SPA Sale and Purchase Agreement. ñu conclure ko depuis 2020 te prix bi nekk ci conditions de vente yi nekk ci volume de vente yi nekk ci précision yi détails yëpp nekk ci. te ñun mënuñu xam contenu bi. mënuñu am sax information bi loolu maa ngi leen ci duut baaraam di leen ci interpeller pour ñu leeral ci askan bi parce que les ressources naturelles appartiennent au peuple on doit savoir on doit être informé. kooku muy benn ñaareel bi am na lu imaam wax loo xam ni balaa may dugg ci affaire transparence daf ñu tàddeel te bokk na ci suñu intellectuels yi ñenn ci suñu intellectuels yi. ñu jàpp ni ñun waruñoo mënal suñu bopp dara. il faut que ñu dem ci tubaab bi comme ni nga koy waxee. pour def ay recherche prospection investissement ak yooyu tout ça. parce que amuñu xaalis bi. man tey am na ku ma waxtaanal rek mais gëm-gëm boobu lañu am suñu intellectuels yi la ñu formaté pour ñoom ñuy développer thèse yi nga xam ne ñoom ñoo favorable tubaab yi. parce que tey jii nit nee na ma pour nga creuser puits de pétrole 10 milliards boo ci amul dara da ngay perdre 10 milliards. mais Macky Sall ba ki démb saa yu élection ñëwee mu séddale 40 et quelques milliards crédit cash transfert d'argent. 43 milliards waaw dama ko arrondir rek pour mu rafet rek. mais loolu bu ñu nee dañuy def ay milliers de milliards ci terre wala Covid ñëw paf 1000 milliards ñu mobiliser ko. ça veut dire que am nañu capacité def xaalis ci lu ñu fullaal. xëy na ñoom loolu moo leen fullaal ay terre ak yooyu mais suñu koom-koom nga xam ne. moom même bu jëndee ay part gis nga blogu Sangomar bi. li fa xew jégg na dayoo. te ci wàllu transparence may bañ a sori trop ma ñëw ci li imam relancé ci kaw Aliou Sall. mais mooy problème bi mooy toujours le bloc de Saint-Louis bloc de Saint-Louis boobu. mooy Petrotim mooy bu Aliou Sall ak Franck Timis Diagne. moom la ñuy lijjanti si pour mu régler problème Europe. te ñoom jaay nañ ko 2020 léegi dañuy wax ak britannique moo tax ñu woo Macky Sall G7. pour ñu régler ko foofu. ku nekk am cërëm. donc ils vont remettre en cause plutôt accord de vente yooyu pour selewaat yeneen accord loolu aussi dañ ko war di xam. yàlla na yàlla may suñu télévision yeeg suñu médium yi ay moyens wu envoyé ay équipe ci genre rencontre yooyu comme G7 nga xam ni c'est important c'est le gaz du Sénégal lañ fay waxtaane ay IGFM ay Walfadjri ay D-Média grand groupe de presse yëpp waroon nañu yónni ay nit ñu dem dans les coulisses xam lan lañ fay wax am document ñu fay tënk parce que foofu l'information est disponible là-bas. ni ñu nëbb fii du nëbbatu foofu. xam nga loolu. donc nañu dem vers l'information pour nous ñun jar nañ ko mérité nañ ko. bu dee Coupe d'Afrique dinañu joxe ay millions envoyé ay reporters ñu fees avions yeeg yooyu mais bu dee lu ñu moom. war nañu mën a def le même effort parce que c'est important ce qui va se passer au mois de juin. ci groupe G7 boobu. mais interpeller les patrons de presse. pour ñu niital ñu foofu. parce que foofu bu ñu fa demee li ñuy nëbb fii danañ ko am foofu. donc le bloc de Saint-Louis. Aliou Sall Petrotim loolu moo lëmbee Sénégal ba tey jii. parce que chronogramme bi rek boo ko xoolee dafay jéggi dayoo. Macky Sall prêté serment le 3 avril. 2012. mai juin 19 juin mu signé ñaari décret jox Aliou Sall ak Franck Timis ñaari bloc yooyu boobu Saint-Louis bi ñu wax ak Kayar. mais lan la yàkkamti ci. defal nag bi mu ko signé le 19 juin. mois de juillet. Aliou Sall créé benn société d'aviation bu tudd Sahel Aviation comme ci transparence la ñuy wax. lii tam exclusivité la
te man damay tudd ay tur ay société yu précis lay tudd te fii ku fi wax ñu porter la plainte Aliou Sall dafa créer société compagnie d'aviation bu ñu tuddee Sahel Aviation Sahel Aviation toujours ma wax ko du ay avion de ligne yu def ay Dakar Paris wala Dakar Ziguinchor avitaillement plateforme pétrolière yee ko tax a jóg dafa am sax benn volet maritime donc ay transport héliporté pour yóbbu personnel yi ci plateforme bi ñu relever en 3/4 de 8 heures de temps pour boucler les 24 heures ak damay gàttal rek ñuy suivre Walfadjri Walf Grand Place la émission bi tudd mu ngi am le 25 mai ñu ko seetaan bu ñu amee jot mën nañ ko seetaan lii nii dafay mel ni du déjà entendu ci Baba Aïdara kii dafa gën a approfondir sama waa ji lu mu waxoon te wala boog suñu waa ji. décembre 2023 la ñuy commencé production bi c'est-à-dire bu ko desee weer pour mu abal ñu ci réew mi te ma ngi cay waxtaan gis nañ ni mu jaayee woon contrat yu njëkk yi xam nañ ni nu ko raw wala nu ko yées lay jaayee lii loolu mooy enjeu yi tey yow mbokk mi est-ce que pare nga pour seetaan loolu est-ce que pare nga pour seetaan réew mi jamono joo xam ne dénk nañ leen suñu réew dénk leen suñu kaaraange jox leen police jox leen gendarmerie jox leen armée jox leen renseignement généraux jox leen lépp ñu wër di ko loolu yépp di xool nu ñuy comploter ay opposants nu ñuy xeexee opposant nu ñuy tëjee opposant nu ñuy tëjee activiste ba tey ñuy rendi ay nit ci mbedd mi comme nu ñuy rendee ginaar nga gis ko moom bu nit faatoo Maroc wala nit accident France mu bind condoléance waaye doo ko dégg mu addu mukk bu ñu rendee ab sénégalais fii wala bitim réew ci anam yoo xam ne kenn mënu koo layal tey loolu mooy enjeu bi est-ce que yéen Sénégal est-ce que yow mii may waxtaanal pare nga pour loolu laaj bi nag yéen ñëpp am ngeen tontom moo tax wax ju bëri ji jaratu ko dama leen yàgg wax ni Macky Sall faw ñu xeex ak moom mu jóge ci loolu laa gëm ci jàmm même loolu laa gëm billaay li may wax rek suñu waxi day daje barre de fer xeeru géej xeeru raay ak lance pierre bu laajee ay xiir ak bàyyi biraan ñu denc ko ci suuf parce que ñi ko yellool nga leen di bàcc ñi daan frip ñi daan vrap lii laa gëm yàlla ñu yàlla defal jàmm waaw koo xamante ni nee na dossier judiciaire mu ngi teg todd li xew nii ci hôpital ba ci Tiwaawoon ku ne xam ne du mujj fenn ñaari añoo ñetti añoo sacrifice nañuy am ne leen pëccax ca kaso ba comme nañ ko doon waxee démb 2 ans 6 mois sursis fekk 6 mois sursis procédure bi jël na 6 mois donc ñoom tëdd nañ ko ba pare bàyyi nañ leen 6 mois condamné ferme la ca des sursis xoolal passeport diplomatique yi ak ña ca laale lépp ñeenti nit ci la yem ak ay sursis yu dul jeex am naa gan danaa ko indi ci deuxième partie bi parce que faaw ñuy wax ci xew-xew bi tey jii. dafa am lu ma ko bëgg laaj. parce que boo amee dafa am. mbokk yi fi mu ne nii nag ma am gan gan ñu nag asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw di am honneur ak privilège ak maanaam kontaante bu mag am suñu grand suñu nijaay ñu di ko wax Texe Gaye di bàyyi nga nuyoo ak askan bi. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp. di leen sant di leen gërëm ci teewaay. di ñaan yàlla li ñu fi wax yàlla def mu nekk njëriñ ci suñu réew. di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne dañoo sutante seen yaram yàlla fëgg seen bopp ñu jiitu ji tamit yàlla xaare leen aljana incha allah. amiin di la gërëm yooyu tamit nag ndaxte dafa mel na am na sama benn mag bu ma woo ni ma kontaan na trop parce que dafa dégg li nga ma doon laaj ci démb. ci wax ni war naa mën a ñëw nag waxtaan. ak mbokk yi ndax ñu mën a gindeeku ci yenn yi. donc ñu ngi lay gërëm ci sa liggéey bi ngay def am na solo yàlla jàppale la ci incha allah te muy njëriñu réew mi. amiin jërëjëf te wax dëgg fa neex yow tamit nga nekk mag di yaay vraiment ba nga déggee loolu da nga ma contacter laaj sabab bi ma wax la nga tegaat ma ci yoon parce que démarche bi tamit
mënoon naa ko defee neneen en tant que kilifa wax dëgg. baax na li nga def baax na. kon jeex na. li ñuy wax ci privé. waaw kon jeex na. nañ ko tere foofu rek. akasa jërëjëf dinaa ko rafetlu waaw fi mu ne nii nag man ma jàpp ne yàlla dogal na nga am xam-xam bu la yàlla may ci wàllu code électoral ci wàllu lu ñuy wax ci yoon li tax ma tàmbaleeg Thierno Bocoum est-ce que am na lenn loo xamante ni bi loi waxu ko wala li mu wax lii lépp teg na ko ci yoon bu ñu sukkandikoo ci code électoral bi ak ci loi bi lu mu wax. waaw jërëjëf xam nga nag Thierno sama rakk la te moom juriste la te man duma juriste. loolu d'abord nañ ko jox ba pare. mais waxtaan wi en fait dama bëgg ñu cadré ko. parce que tey bëgg naa mbokk yi kenn ku ci nekk xam fan lañu toll ak fi ñu toll lan moo tax ñu toll fa ak lan moo xew ba ñu toll foofu. d'ailleurs fa laa doon dem. je pense que bu ñu ko tëralee noonu. waxtaan wi dina gën a mën a am njëriñ ci ñi nga xam ni dañ leen di ñëw di leen wax ay article rek te xamuñu loolu lu mu wundu ak lu mu teg. suñu pour ma yem rek ci contexte bii ñu nekk dem ci élection législative yi. ayca. processus bi dafa nekk processus boo xam ni bu leer la bu fekkente ni ñi ko fekk. kenn ku ci nekk yaa ngi def li la war. donc bi ñuy waxtaanee dama dem génne décision conseil constitutionnel juróom-ñetti décision la. rapidement ma xool ko am lu ma ci téye. mais ñaar rek laa ciy téye décision yooyu mooy Yewwi Askan Wi Déthié Fall dafa yóbbu administration bi fa mbaxane doone benn. mais daf ci àndoon ak gëm sa bopp àndoon ci ak benn électeur bu ñuy wax Babacar Diop. décision boobu dinaa ci ñëw wax leen lan lañ fa yóbbu woon administration bi maanaam ministère de l'intérieur. ak lan la ci conseil constitutionnel bi wax. leneen li ci topp mooy dinaa wax dëgg-dëgg li code électoral bi wax te ñu jalgati ko ba mu indi lii mu indi te Thierno Bocoum am lu mu leen ci leeral. xam nga dañ doon wax naan liste Dakar dañ koy invalider. bi ñu waxee loolu ministre bi du def note mu invalider ko daf leen notice invalider ko. Déthié Fall dem yóbbu leen fa mbaxane doone benn mais li ngeen war a jàpp foofu mooy kenn mënul dem ci conseil constitutionnel ku dul mandataire. te buy dem foofu mënu faa yóbbu lu dul décision bu nga xam ni administration bi daf ko jël maanaam ministre de l'intérieur wala ministre chargé des élections daf ko jël. donc mandataire mooy coalition bi nga xamante ni nit ki jël nañ ko déclaré ko ci ministre de l'intérieur mu war a waxal coalition boobu nga xamante ne bi mooy loo xamante ne bi day légal. exactement parce que loolu mooy doon la première étape du conseil constitutionnel di seet mooy ndax ki ko indi moo ko war a indi. ndax li mu indi daf ko sukkandi ci ab décision boo xam ne dañu ko jël te àndu ci. loolu pour établir d'abord la recevabilité de la requête. établir na ko donc conseil constitutionnel bi établir na recevabilité requête yi Déthié Fall ndaxte ministère de l'intérieur moo ko notifié bi mu ci statué dafa jox dëgg Déthié Fall donc ñu rétablir Dakar la ñu doon bëgg a def te ñu xañ leen ko décision bi dafa gudd parce que am na considérant yu bëree bëri. defe naa ni mat nañu xaw ma juróom-ñeent moom lañu fa nekk di ko faram-fàcce. mais pour nit ñi xam loolu mooy illa ji loolu mooy illa. moom moo mësta am. ci liste Dakar. donc liste Dakar liste bu valide la département Dakar day bokk ci élection. kon conseil constitutionnel dafa jox dëgg. Déthié Fall mi yore baatu waa Yewwi ak waa Wallu mi nga xam dafa jëloon ay kayit yóbbu ko ca direction générale des élections ñooñu bañ. Déthié Fall dem contacté wu cour ba ca kaw mooy ñiy joxe ndogal ñooñu jox ko dëgg. c'est ça. donc
décision requête bi c'est recevable. Mais requête Babacar Mbengue recevable parce que du mandataire. Babacar Mbengue moom mooy ki ñu doon wax ni mooy ndaw gëm sa bopp. non Babacar Mbengue électeur la boo xam ne dafa bokkoon ci loolu. ndaw gëm sa bopp Aline Diop la. moom mooy kon mandataire coalition gëm sa bopp. mais ñoom dañoo leen débouté dafay gudd pour ma wax leen lu tax ñu débouté leen te li ñu leen débouté ci yoon lañ ko teg. voilà leneen li mooy li tax moo indi loolu léegi. mooy pour won leen ni bu ngeen mësee di dégg toujours may wax wala ñu bëree bëri ñeneen ni mel na man di wax ci affaire u transparence régularité sincérité du processus électoral lu mel ni moo tax ma koy wax te dinaa leen ko won léegi. ni ma leen koy wone lii la xam ngeen ni Déthié Fall ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk di compétir kenn ku ci nekk am nga droit dem seeti liste ñeneen ñi lan moo ca baax ak lan moo ca baaxul. yéen bi Déthié Fall génnee wax leen ni leen listu Benno Bokk Yaakaar baaxul ndaxte d'abord am na ñaari jigéen ñu toppalante. bi ci beneen bi mooy li ñuy joxe ci parrainage dafa ëpp benn. te warul manqué. parce que intervalle ouvert la warul manqué warul ëpp. loolu yëpp dafa nekk ay cas d'invalidation de la liste de Benno Bokk Yaakaar. maanaam invalidé moom mooy ñàkk dëggal. maanaam waruñoo bokk. ok. ndaxte dañoo jalgati. li loi électorale bi wax. xam nga am na yeneen terme dafay xaw a technique ci ñenn ñi moo tax ma koy tekki waale. demal. waaw dina waaw loolu baax. comme ça mu gën a leer. dama ni bi Déthié Fall demee conseil constitutionnel yóbbu fa loolu ba mu fa demee requête ba mu yóbbu moo baaxul ndaxte ministre chargé des élections bien que xam na loolu bien que gis na loolu bien que loolu def nañ ko sax ci procès verbal de constat. Déthié Fall mënul woon am ñu recevoir requête boobu parce que simplement ministre de l'intérieur bi waroon notifier Benno Bokk Yaakaar ci ni seen liste toppul parité seen liste parrainage bi topp ko mu notifier leen ko il n'y a pas eu de notification du ministre chargé des élections. mooy maanaam notifier mooy maanaam xamal leen ko ci këyit. xamal leen ko ci këyit. te tant que xamul leen ko ci këyit conseil constitutionnel du considérer loolu parce que ci loolu lay liggéey loolu la loi électorale bi wax. Déthié Fall naam mandataire la mais Déthié Fall ba muy dem fa mbaxane doona benn pour liste Benno Bokk Yaakaar yóbbuwul notification amul notification bu nga xam ni ci la conseil constitutionnel mi war a mën a sukkandiku pour def ci parce que loolu dañu koy viser ñoom ci seen ay considérants. donc dañoo débouté Déthié Fall sur l'annulation de la liste de Benno Bokk Yaakaar pour toutes les élections législatives. parce que loolu la. ndegam foofu mën naa fa taxaw tuuti ma laaj la ci. oui. su fekkee ni waa DGE ministre de l'intérieur ñoo war a xamal ci këyit waa Benno Bokk Yaakaar. xamal luñ leen ci këyit donc amul benn yoon Déthié Fall gisuma fu muy jaar ba mu mun a am ci këyit boobu ngir yóbbu ko ca conseil constitutionnel. waaw foofu nag la ñuy ñëwee ci li nga xam ni moom mooy jalgati bi ba pare nekk banditisme ci ñaar. nekk banditisme ci ministère de l'intérieur. mais nekk banditisme surtout ci organisme bi ñuy wooyee Sénat. li tax ma leen di wax loolu pour expliquer leen ko mooy Sénat ba ñu koy def ba muy njëkk a am onel la tuddoon. ba ñu koy def dañoo bëggoon pour élection yi administration bi nga xam ni moom moo koy organiser bañ a doon kii sëgg di bëre ba pare nekk arbitre ñu ni nañu wut jàmbur yu nga xam ni dinañu seet processus bi yëpp dinañ ko fekkee ba pare ñu tegal leen loi bu nga xam ni ñoom dañuy am autorité pour mën a contrôler mën a superviser ba pare mën a veiller ci régularité opération électorale yi ca bopp ba ca ndoxtay ba
maanaam ñoom ñooy kilifa gi yoo xam ñooy topp yoon yi ñuy jaar yépp am doole ak sañ-sañ ak kattan gi nga xamante ni bi ñëpp dañoo war a dëppoog yoon yee ñu tëral. loolu nag code électoral bi daf leen ko jox te dama leen bëgg fàttali yoolu parce que wax naa leen ko ba tay temps yi ma nekkee foofu waxati leen ko. code électoral bi ci article am L5 moom moo wax ni Sénat bi loolu mooy liggéeyam contrôle superviser veiller ci lépp lu nga xam ni dañu koy def ci opération électorale bi. Sénat bi dafa war a fexe ba ñëpp respecter la loi électorale. maanaam muy ministre de l'intérieur wala ministre chargé des élections wala les partis politiques ñuy compétir wala ku mu mën ci doon liggéeyu Sénat bi mooy mu respecté ko ba pare nag ñu jox ko doole ji ci ni su fekkente ni Sénat bi dem na ba constaté ni administration bi ci boppam ñu ngi jalgati yoon moom am na droit def injonction mais am na droit également jël ay décisions immédiatement exécutoires d'injonction, de rectification et de dessaisissement pour régler loolu. injonction mooy ñu ñëw pëtax seen loxo dakkal mbir bi ba lijjanti loolu jubbanti ko bu ko defee mbir bi mën a continuer. te loolu nag du wàññi dara ci seen gëdd. ñu dem yóbbu ñooñu ci fi mbaxane doone benn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est passé avec la liste de Benno Bokk Yaakaar te mu am ñoo xam ne ci compétiteurs yi la ñu bokk génne ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp constaté ko. Sénat bi ci boppam bu ministre de l'intérieur bañee wala ministre chargé des élections bañee jël la décision administrative de notifier. maanaam jël këyit bind bataaxal notifier Benno Bokk Yaakaar. Sénat bi ci boppam moo war a def loolu. loolu la loi bi wax. maanaam bu ministre de l'intérieur deful loolu Sénat bi am na sañ-sañ pour def loolu ndaxte loi bi moo ko jox boobee doole. mën na jël bépp décision immédiatement exécutoire d'injonction wax ko ni ko na ko def na jël loolu su fekkente pour mu rectifier parce que loolu la war a def. su fekkente ni deful loolu mën na substituer wu ci loolu mën na substituer wu def action bi c'est-à-dire que donc li tax ñu débouté Déthié Fall li mu demee ci requêtam boobu. C'est parce qu'il y a un banditisme d'État qui veut que le ministre de chargé des élections bi bokk Benno Bokk Yaakaar jëlul la décision après le dépôt parce que loolu moom moo ko war a def après le dépôt des listes ñu constater parce que vérifié wul sax liste yi bu ko vérifié woon sax à la rigueur xëy na dina ko gis ba ñoom ñu rectifié ko te kenn du ko xam mais yàlla moo leen weer ba Déthié Fall gisal ko boppam waa Sénat bi wax ni ñoom tamit gis nañu ko mais waa Sénat bi ñu waxee ni ñoom tamit gis nañu ko ñoom ñoo waroon def injonction ministre chargé des élections pour mu jël la notification bi mën a permettre le mandataire de Yewwi Askan Wi mu mën a dem fa mbaxane doone benn pour ñu invalider loolu mais loolu dootul amati mënul am parce que ministre bi deful loolu ba léegi. Ça veut dire que donc la presse sénégalaise li nga xam ni mooy liggéey bi ñu waroon def pour que nit ñi mën a comprendre lan moo xew ak lan moo ko indi foofu loolu la ñu waxul nit ñi ba ñu agsi ci mais loolu duma ci taxaw parce que simplement dafa am décision bu gën a am importance bu nga xam ni mooy la publication des listes bi nga xam ni ministre de l'intérieur def na ko tey. kon foofu balaa ngay teg jéego kon foofu bu ñu waxee ni conseil constitutionnel bajal na Déthié Fall lu mu doon sàkku ndaxte xamal bi ñu waroon a xamal waa Benno Bokk Yaakaar ci kayit defuñu ko Sénat tamit deful liggéeyam ba ko loi jox ngir mu def ko donc conseil constitutionnel bañal Déthié Fall la mu doon sàkku kon foofu bu ñuy wax ci benn pàcc mbirum maa tay la. conseil constitutionnel dans ses droits la nekk parce que moom dafay viser ay texte de loi te texte de loi yi nga xam ni moo nekk ci code électoral bi ñu permettre ko muy def une délibération sur le simple fait du requête boo xam ni amul dara lu ko accompagner en termes de notification administrative. nañu dem. donc amul benn arrêté. boo xam ni Déthié Fall mën na ko yóbbu pour wane ni ministre de l'intérieur notifié na Benno Bokk Yaakaar wane ni seen parité
sooxe na. wane ni seen parrainage sooxe na. te loolu yëpp c'est établi parce que c'est constaté par la DGE, c'est constaté par la Sénat et c'est constaté loolu dañ ko bind jox ko Déthié Fall loolu nag tey boobu mu yóbbul waa conseil constitutionnel loolu mënul tax conseil constitutionnel accepter la recevabilité. mënu cee sukkandiku. mënu cee sukkandiku. voilà maintenant léegi nag banditisme boobu gis ngeen ko moo tax kuy wax naan kenn mënul sàcc élection. benn ngi nii. benn ngi nii. parce que sàcc élection weesuwul. nga jox avantage sa camp te mérité wuñu ko nga jox avantage sa camp parce que simplement yow yaa yore li la loi jox mooy ministre chargé des élections wala le ministre de l'intérieur actuellement. moom moo am sañ-sañu def arrêté def notification pour que ñu attaqué loolu bu fekkente ni dañ ko bëgg a attaqué mais tant que loolu amul conseil constitutionnel amul leneen lu mu mën a def ça veut dire donc que voilà li nit ñi war a comprendre dans le processus électoral mais Sénat boobu bettuma parce que Sénat bu nga xam ni depuis juróom-benni at ñoom ñëpp seen mandat jeex nañu war nañoo dem ñu am 2 milliards yu nga xam ni mooy seen budget at mu jot nekk fa di naataata la kooku ku fa saxat Macky Sall def la lu bon moo tax li nga xam ni moom leen loi bi digal teg ko ci seen loxo pour askan wi ñoom askan wi intéressé wu leen mais li nga xam ni ñoom la ñuy profité ci position boobu ñu nekk moo leen intéressé lii nag il fallait ma wax leen ko parce que dégguma fenn ci presse bi ñu wax leen ko dégguma fenn ci journalistes yi ñuy traité cette question pour wane la fragilité bi nga xam ni moom la suñu système am à cause des hommes pas à cause de nos lois. Nos textes sont clairs, nos textes sont pertinents, nos textes sont les meilleurs boo koy seet en Afrique. Mais malheureusement pour ñun ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ba tey amuñu ngor ak dignité di appliquer suñuy texte pour que Sénégalais yëpp mën cee jëriñ. léegi nag on va avancer un peu parce que. dama bëggoon foofu gën a leer rek ci bopp nit ñi acca. non vas-y si tu veux. non allez-y. voilà li tax ma bëgg ñu avancer mooy que ministre de l'intérieur dafa génne tey communiqué invalider la liste de Yewwi Askan Wi la liste titulaire de Yewwi Askan Wi pour l'élection proportionnelle maanaam la liste nationale li ñuy woowee la liste nationale teel grand am na ku ñu dab ci yoon bi mais liste titulaire ak liste suppléant boobu war nga ko farañ fàccee balaa ñuy teg jéego bu ko defee nit ñi gën a mën a comprendre mbir ba mais ma jël kii bisimilah mbokk bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. aleykum asalaam wa rahmatulah wa barakatuh. man de maa ngi leen di jaar te ngi vraiment di kontaan di rafetlu dañuy waxtaan ak teewu débat yi. mais xam nga benn affaire dafa am bon constat yi ñu mën a def dégg nga ci lii ñu wax yëpp mooy que ni vraiment. am na secteur yi ñu mën tudd yëpp ci Sénégal yu ci bëri dañoo dellu ginnaaw te nga vraiment pour yi ñu avancé dañoo dellu ginnaaw muy par exemple particulièrement la presse société amatuñu dégg nga vraiment dégg nga ay nit ñoo xam ni taxawaay yi ñoom Latif Coulibaly amoon seen temps ak yooyu dégg nga am nañu ko léegi ci presse bi parce que la presse dégg nga ñi fi nekk xaw a am baat ñëpp Macky def na leen ci seen ci poosam ñeneen ñi tamit ñi ngi vociféré wu du wax mais société la presse est tellement noyautée de telle sorte que dégg nga contre pouvoir bi ci Macky am sax dafa jéggi dayoo parce que presque toute la presse travaille pour Macky dégg nga à quelques rares exceptions bon te soo xoolee encore Macky ni mu téye xam nga franchement façon bi muy gérer dafa ci àndul ak benn auteur àndu ci benn classe parce que société conseil constitutionnel piège bi nekk ci biir mooy su leen neexee dañ naan conseil constitutionnel ci boppam dégg nga ay conseil rek la mën a joxe mais mënul enforcer benn loi yenn yi loolu la ñu leen di wax su leen neexee su leen neexee tamit ñu bëgg a wax dégg nga que ni am na benn pouvoir bu mu mën a am dégg nga te quelquefois te xam nga léegi sax même da ngay dem ba da ngay xalaat ni décision yi mu jël dégg nga pour dégg nga bëgg a jox doole Yewwi Askan Wi mais quelquefois da ngay sentir ne est-ce que sax du ay piège la ñu lal ci biir pour ëllëg d'ailleurs loolu waaw
loolu sabab ñu indi suñu grand bu ko defee mu faram-fàccee bu ko defee askan bi gën a comprendre ci yi ñu nekk nii. waaw xam nga yëpp société donc dégg nga ay mbir la yu grave yoo xam ni. parce que gis nga peuple Sénégal dañoo war a comprendre leen que ni léegi nelaw daf fee jotatul te nag gis nga ñii ñu fi teg muy institution yeeg yëpp. ndax wax na léegi lu am importance ndax conseil constitutionnel ñii fi nekk doon nañ ñoo xam ne waroon nañ fee jóge bu yàgg donc nag dégg nga ku la amal fi ko neex ngay xool. très bien dégg nga donc ñii di ñu doxal lenn ci yoon. peuple bi nag ñoo war a taxaw fermement dégg nga parce que Macky Sall li mu xam rek mooy defante rek la xam. jeex na jërëjëf bàyyi la ñu teg jéego dinañ tëj ligne bi ci kanam incha allah waaw. kooku nekkoon suñu tonton Gaye di woote fële ci Canada te wax dëgg buy nekk patriote mais grand Tekhe yaa ngi nekkoon ci wàllu titulaire ak suppléant am na ñu koy dégg lu bëri est-ce que rek ci résumé mën nga ko farañ fàccal mbokk yi bu ko defee après nga mën a élaborer bu ko defee ñu gën a comprendre quoi. non c'est-à-dire que li ëpp importance sax xëy na du loolu. mais li ëpp importance mooy provocation bi nga xam ni moom le ministre de l'intérieur bi xam nga d'abord. xel mënul nangu. ministre de l'intérieur di génne arrêté di wax naan liste titulaire Yewwi Askan Wi invalidé nañu ko bon liste suppléant yi rek moo ko def loolu xel mënu ko nangu quoi parce que la lutte l'unicité de la liste kooku c'est un principe juridique classique bu nga xam ni kenn mënul séparer liste titulaire ak liste suppléant. D'ailleurs code électoral bi daf ko leeral li xew ci liste titulaire bi moom mooy xew ci liste suppléant non alternance bu liste Benno Bokk Yaakaar ci seen liste suppléant motif d'invalidation la mais nee naa la mënuñu ko invalider tant que bu fekkente ni ministre bi ci boppam deful notification bi nga xam ni moom la ñu war a yóbbu ci conseil constitutionnel dama ni l'arrêté du ministre sera attaqué c'est clair c'est certain parce que li mu def tegu ko ci yoon tegu ko ci benn loi électorale li conseil constitutionnel bi waxee ni ministère bi dafa violer dans le cas de Yewwi Askan Wi sur la liste de Dakar dafa violer un certain nombre de dispositions du code électoral je crois que bu ñu demee attaqué ko mais li mu mën a indi mooy tension bi nga xam ni bu inutile la de deux choses bi wala ñoom dañoo bëgg ñu fàtte l'invalidation de la liste de Benno Bokk Yaakaar te loolu wax dëgg yàlla ku dem Thierno Bocoum rappelé na leen ko léegi rappelé na leen les articles L 149 L 180 rappelé na leen articles yi tax ñu war a invalider la liste de Benno Bokk Yaakaar du dëgg mais invalider liste boobu nee naa leen léegi mënul nekk te expliqué naa leen ko parce que conseil constitutionnel dafay liggéey sur la base de documents yu nga xam ni ministre bi mooy génn arrêté notifié ñu mën cee sukkandiku pour mën ko attaquer comme ni mu defee la publication des listes bi nga xam ni dafa invalider la liste titulaire de Yewwi Askan Wi xam nga nag bu fekkente ni Antoine Diome wala Macky Sall dañoo bëgg taal réew mi mën nañoo def loolu su fekkente ni dañoo am beneen stratégie pour que effectivement ñu fàtte ñoom seen invalidation liste pour que Benno Yewwi Askan Wi nekk ci leneenu processus u rétablir sa liste titulaire par le conseil constitutionnel loolu tamit beneen affaire la mais je dis simplement lii quoi parce que foofu laay jeexale segment bi nii mooy que suñu réew yàlla dimbale nañu Macky Sall dafa fekk ñu am infrastructure électorale bu jéggi dayoo boo xam ni ña ko defoon Abdoulaye Wade moo ko tàmbali woon ak Senghor jaar ceeg Abdou Diouf ba agsi ci moom ba mujj Afrique yëpp wala adduna bi yëpp ñeeñu ci lool moom mu ñëw toog di démanteler loolu benn par benn ba tey jii bu ñu defulee attention mu mën a indi njombe bu rëy ci biir réew mi parce que li muy def non seulement tegu ko ci yoon tegu ko ci loi ministre de l'intérieur mënul lu ko neex mu def ko après dara du xew loolu mënul nekk
te bu nit ñi bëggee riposter ñuy accuser les uns et les autres de violence ak de lu ma kenn xamul. Je pense que dañoo agsi fu nga xam ni yaa ngi wax sànq maa ngi lay dégg ngay teg benn affaire ci affaire pétrole ak gaz jàpp naa ni loolu yow ci sa bopp xam nga ko ñu dëkk ni États-Unis ak Amérique du Nord xam nañu loolu amul lu fi kenn di wax et je dis bien kenn yaa xam koo mën a doon lu nga xam ni waxuñu ko ba pare te loolu 2014 la tàmbale woon muy dëgg xaaral balaa ngaa dem foofu sama grand ngi bëgg a tàng même rek dafa am lu mu bëgg faram-fàccee mbokk bi booy dégg liste titulaire ak suppléant grand dafa am ñu muy xaw a compliqué seen bopp dama ko bëgg rek faram-fàccee titulaire mooy ñi ñi njëkk tànn ñi ñi njëkk bëgg ngir ñu dem ca assemblée nationale ba bu ñu gañee législative bi ñooñu mooy tànneef bu njëkk bi suppléant bi mooy su fekkee ni yow dañ laa tànn nga dem ba ci biir yàlla dogal nga wéy ji sa boroom wala yàlla dogal nga feebar nga am ay gàllankoor mënoo too dem léegi nag keneen ki ñuy toftal sa ginnaaw ngir mu ñëw toog sa place boobu loolu mooy suppléant léegi nag ci liste bi nag dafa am parité maanaam da ngay teg góor teg jigéen teg góor teg jigéen loolu nañuy wax parité léegi nag ni baa nga teg jigéen teg góor baa nga teg jigéen teg góor foofu nañuy waxee parité léegi nag ci liste boobu ngay dégg moom mooy niñ koy tëggee noonu mooy maanaam liste niñ leen di tëggee noonu léegi ministre de l'intérieur dafa ni ñi ngay njëkk a tànn moom mooy titulaire wuute naag ñi nga xamante ne nañu tuddee suppléant mooy ñi nga xamante ne bi ñooy toog sa ginnaaw toog di xaar bu fekkee ni jëye am na maare deytaali léegi nag mais loi bi bu ñu déggee grand texe lu mu wax loi bi dafa ni liste bi benn la waaye dafay fekk ni ñii dañuy toog xaar ñee jiitu waaye benn la mais nag ministre de l'intérieur génne benn dogal boo xamante ni dogal boobu normalement mu ngi war a bàyyeekoo ci conseil constitutionnel te conseil constitutionnel boobu di bànqaas bi gën a kawe ci réew mi war a génne dogal bi suba ministre de l'intérieur génne dogalam moom tey am ñu mu dàq am ñu mu nangu foofu la grand texe doon waxee grand bisimilah yaakaar naa ni ma ko faram-fàccee noonu la de. waaw noonu tabarkàlla macha allah léegi kay xanaa wax ci rek leneen lu nga xam ni pour yokku ko ci la. c'est-à-dire que bu fekkente ni dafa invalider la liste titulaire. mooy nag bu Yewwi Askan Wi. valider ak invalider mooy nangu wala ñàkk a nangu. voilà bu fekkente ni nanguwul loolu. mooy que Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. ñoom Déthié Fall ñooñu duñu bokk ci élection yi. xam nga nag loolu xel mënu ko nangu wax dëgg yàlla. bon maintenant je sais une seule chose politique lay def te loolu baaxul ci réew mi parce que moom en ce moment là c'est l'arbitre moom mooy institution étatique bi nga xam ni moom la ñuy chargé mu organiser élection yi. li muy def noonu c'est de la provocation et c'est inutile. Ça ne fait que raviver les tensions dans le pays. Et je suis persuadé que le Conseil constitutionnel va casser cette décision-là parce que déjà arrêté bi am na. li mu def noonu tegu ko fenn parce que juridiquement amul fenn fu mu wéeru pour séparer maanaam pour tàggali loo nga xam ni benn la. unicité liste électorale. loolu ku jàngul droit sax war nga xam ni mënu la nekk nga naan bii dina bokk wala bële du bokk mënul nekk bu ñu invalider woon par exemple la liste de Benno Bokk Yaakaar sur le simple fait de du non-respect de la parité liste bi yëpp mooy dem dañuy liste suppléant bi mooy toog wala liste léppay dem parce que il y a une unicité de la liste kenn mënu ko séparer maanaam boole liste bi day doon benn kenn mënu ko séparer kenn mënu ko séparer donc loolu c'est de la provocation c'est inutile mais wan naa leen banditisme bi nga xam ni moom la njëkk a def wan leen banditisme bi nga xam ni moom la Sénat bi def te loolu yëpp nag mooy indi en général bu ñuy dem ci élection yi nit ñi di wax naan nañu wut koo xam ni bokkul fenn mu organiser élection yi mais li may wax nii dama leen koy wax ni yàlla ñu yàlla may bakkan amiin bu fekkente ni nguur changé na ba ku ñuy wax présidente
Aïda Mbodj nekk fa. wala président Ousmane Sonko nekk fa. wala président Khalifa Sall nekk fa. wala président Déthié Fall nekk fa. ñoom seen yitte bu njëkk mooy li ñuy wax ni tey ñoom ñu fexe ba Sénégal yi am ko mooy li assises nationales yi wax. une autorité indépendante mu gérer toutes les élections au Sénégal. une autorité indépendante. te ñoom nag ku ko ci deful. bu soobee yàlla bu dee maa ngi dund ak ñoom. man maa ngi njëkk a jàkkaarloo ak ñoom. incha allah. incha allah waaw sama parce que man nag loolu moom sama cër. jeex na beneen bi mooy yaa ngi doon dugg balaa xam naa ni dinaa la téyewaat ci beneen waxtu bi boo ma ko mayee. déedéet xam nga fi ngay dugg la. xam nga sànq tension baa ngi doon jug ma xaw ko abaissé waaye foofu rek il faut ñu dugg fa ci ressources yi. yaa ngi koy wax léegi 2014 yow ak Baba Aïdara ay la yëwan liggéey ngeen ci macha allah te lii nii sànq ni ma ko waxee c'est du déjà entendu. te ci beneen waxtu da nga may 10 minutes parce que du ñàkk mbokk yi dinañ am luñ la dañu bëgg saafanteeg yow nag namm nañ la waaw bii moom damay wañaar sa loxo waaw mbokk yi namm nañ la dig leen may nag ñu bëgg ñu war a saafanteeg yow du ñàkk ñu am lu ñuy bëgg leerlu mais tey enjeu bi ñuy gis nii tey ci wàllu pétrole bi ak gaz bi ñu dégg léegi Clédor li mu élaboré li mu xóotal ñu gis chancelier bu nekk Allemagne boo xoolee ba tey guerre bi Ukraine ba tey mu ngi leen di jox gaz parce que ñoom bëgguñu bokk ci sanction bi ñoom ñi ngi sàkku beneen pexe pour am gaz tey ji Sénégal ani ban taxawaay nañu war a am xoola am na déjà koy fëgg bisimilah mbokk bi allo salaamaaleykum xam naa ni moom texe lay kii tuuti parce que texe ginnaaw dafa dawoon man la songo texe ginnaaw dafa dawoon ñu jàpp ko tey moom bu mu xam heure bu mu fi jóge kan mooy wax noonu man la Songo Ndiaye Songo comment ça va mon ami ça va bien autorité ñu jàppaat ko daal boo tax tey moom amul heure bu mu fi jóge tey yëkkatil baat bi déggu la alors ma ne tey moom. amul tey ban heure bu mënu fee jëlee boppam tey ginnaaw dafa dawoon ñu jàpp ko. tey moom saa yu ñu paree ci moom rek la fiy jóge tey. kon jeex na mu ngi nekk ci disposition askan bi. ok voilà merci beaucoup waay. Ablaye merci. analyse bi am na solo trop maa ngi teglu merci. jërëjëf. waaw grand nga ñëw ci gaz bi gars yi gis nga ñu ngi lay bëgg njatt noonu nga ñëw ci gaz bi. waaw c'est-à-dire que man li ma ci mën a wax rek ñaari yëf la Clédor vraiment jàmbaar la. mi ngi yeesal. mi ngi yeesal di xóotal lu bëree bëri lu nga xam ni wax nañ ko def nañu ko génne nañu ko ba ñëpp xam nañu ko. ku dem ci internet bi li muy wax ni duñ ko fa fekk quoi. wax nañ ko ba pare mais la répétition est pédagogique. ba pare mi ngi xóotal ne. parce que gis naa ni mi ngi xóotal bu baax maintenant li xew mooy. président Macky Sall G7 invité nañ ko pour mu jox les Européens une garantie sur le pétrole et le gaz sénégalais. loolu lu baax la mais président Macky Sall dama ko wax ñaari yëf. benn bi mooy garantie waaw mais moom war naa xam ni 18 mois moo ko fi desee donc war na teg ci loxo européens yi ni leen le prochain président de la République du Sénégal va décider. Mais en tant que pays, en tant que président de la République, mën naa leen jox garantie ñu suñu pétrole suñu gaz mën nañ leen ko jox pour ngeen satisfaire seen énergie. loolu mooy benn bi. ñaareel bi mooy sur les blocs de Saint-Louis et Kayar. Il est établi te loolu wax naa ko. Baba wax na ko ñun ñëpp wax nañu ko il est établi qu'il y a eu fraude boo gisee Cosmos génn ci loxoom jox ko BP c'est parce que obligation yi Cosmos am BP amu ko en général parce que mais américains yi xam nga Clédor nee na leen jaay nañu suñu pétrole depuis 2020 ñu ngi ko jaay BPGM bu fekkoonte ni Cosmos moo ko jënd bu ñuy def seen rapport code ci Securities Exchange Commission ngeen gis lépp lu xew ci transaction boobu looloo tax ñoom ñu cax seen loxo dem maintenant les deux contrats
sont des contrats frauduleux parce que reposant sur des actes frauduleux yu président bi def te loolu rek la ñu am chance pour renégocier sur l'ensemble des blocs yi nga xam ni président Macky Sall jox na ko parce que bi ñu ko sëkkatalee en fait il a essayé de tout faire pour mu transparent de tout faire pour mu jaar ci yoon xëy na peut-être loolu dinañu am sax difficulté pour des renégociations parce que mënuñoo am suñu alal di ci am 10%. Mais li mu war a permettre Sénégal aujourd'hui mooy mën na leen jox garantie mais mu bàyyi le prochain président de la République du Sénégal mu am la latitude de renégocier les deux blocs les plus importants du pays muy le bloc de Saint-Louis et le bloc de Kayar. waaw li ma ci doon wax rek mooy loolu quoi que franchement ñun am nañu avec ce qui s'est passé dans la géopolitique mondiale Sénégal est bien positionné pour ñu am solo ci pétrole am ak gazam jege nañu Europe européens yi dañoo soxla dañoo bëgg indépendant par rapport ak suñu truc mais du ñoom ñoo ñu war a wax naka la ñu war a gérer ñun suñu alal président Macky Sall nag li mu mën a defal Sénégal loolu benn la ci maanaam moom am na contrat yi nga xam ni moom laa wax sànq muy Kayar ak Saint-Louis contrat yooyu dañ ko war a négocier même Mauritanie ni ñu ko seqal dañuy négocier waat ak moom bu soobee yàlla parce que je pense que am na ci lu nga xam ni tamit jaadul mënuñoo am lu ëpp ci gaz ak ci pétrole ci suñu boor di seddoo 50-50 loolu mënul nekk quoi beneen bi mooy moom ci boppam contrat yooyu mu joxe c'est établi que Cosmos li tax muy tax ci loxoom buggul bu ñu ci àggee moom muy dem di taxaw ci tribunal parce que xam ngeen ne système américain dafa différent ak yeneen système yi te bu soobee yàlla loolu dinañ ci àgg mais dafa mel ni dañuy ñu ngi dundaat li ñu dundoon 2012 mooy la ngeen doon wax ay contrat antidaté ci diggante deux tours yi ci contrat yi ñu joxoon Petro-Tim dafa mel ni comme que Macky Sall mu ngi tiré vers sa fin de son mandat di profito di bëgg jox ay garantie Union européenne particulièrement en Allemagne est-ce que nekkul dafay bëgg anticiper ay contrat yoo xamante ni da leen koy signer garantie leen ko est-ce que du loolu nañuy nar a gisaat lu ñu mel. non jàpp naa ni xëy na nag àggul foofu bay joxe bay signer ay contrat à la fin de son mandat vers la fin de son mandat tout ce qu'il peut faire si les Européens dañuy ñaan ay garantie mais ñun dileeg européens yi mënu la ñàkk parce que pétrole bi duñ ko lekk duñu ko naan. Bon, maintenant, il faudrait que nous permettre le Sénégal que les prochains dirigeants du Sénégal rectifier li nga xam ni mooy njombe bu mu def ci loolu parce que pétrole boobu ak gaz boobu ñoom ñooy dem Europe en général parce que foofu la gën a gaawee il suffit simplement de créer un oléoduc pour que ñu transporter facilement le gaz sénégalais transporter facilement le pétrole sénégalais. parce que gaz boobu moo lay yoon rek da ciy dugg rek dem moom mooy yóbbu boppam. c'est ça et donc loolu mën na ko defal réew mi. te loolu dina ko permettre franchement ñi nga xam ni ñoom ñooy toog après moom lu bëree bëri ñu mën cee sax teg seen tànk parce que nag li ma wax nii loolu mooy liy dëgg de c'est établi que li mu def tegu ko ci yoon li mu def ci fraude la nekk américains yi ñoo la ko gën a xam looloo tax ñu ngi cax ci seen loxo tam taxaw fële kenn mosul gis américain di business dem ba ci digg ba mu bàyyi li tax mu bàyyi ñoom xam nañ ko parce que seen système judiciaire ak ba ñeneen ñi du benn loolu mooy réalité bi maintenant je pense que le président est assez patriote pour dire aux Européens oui le pétrole et le gaz sénégalais sont à vendre. Vous voulez des garanties? Oui, nous vous donnons des garanties. Mais nous permettrons au prochain président de la République du Sénégal de négocier directement avec nous. te su boobaa dina fekk ñu établir ñun ci suñu wàllu bopp en tant que réew suñu souveraineté ci suñu alal parce qu'il s'agit de ça
nous n'avons jamais pu mosuñoo mën a établir suñu souveraineté ci lenn ci suñuy alal ca Senghor suñu phosphate ak suñu or ci Macky Sall mais suñu pétrole ak suñu gaz il faudrait que ñu dellu si établir suñu souveraineté ci suñu alal te loolu président Macky Sall mën nañu permettre ñu def ko bu fekkente ni véritablement li muy wax ni Sénégal la dëgg la te li muy wax ni patriote dëgg la te gëm naa ni patriote gëm naa ni bëgg na Sénégal il a fait des erreurs comme tous les humains mais faire une erreur tey ñàkk ko rectifier suba boo amee occasion bi loolu ci insanité la bokk quoi loolu ci insanité la bokk te jàpp ma ni c'est un personnage bu amul sanité jàpp naa ni nit ku rationnel la jàpp naa ni nit ku intelligent la et je pense que le Sénégal est arrivé à un point où il doit exactement savoir que suñu peuple mooy réclamer ñu reprendre suñu souveraineté en main négocier suñu alal ci anam yi nga xam ne moo gën a avantageux pour ñun pour que suñu sët yeeg suñu doom yi mën cee bénéficier wu bañ di dugati ci gaal yi di mbëkk di daanu di dee voilà dafa am ñetti mbir yu fi xew benn bi dalay interpeller directement ñett yëpp sax dalay interpeller directement ma def ko benn question bàyyi la nga dérouler balaa may tijji ligne bi mu nekk bi ci njëkk insécurité bi ñu gis ci réew mi ñu gis ne vraiment ñu ngi dem du mal au pire bés bu ñu xëy rek muy gën a garaaw dem na ba ñu yegg fi mu ne nii boo xoolee ci réseaux sociaux yi nit ñaa ngi dem bay fajal seen bopp te faj bi mu ngi jéggi dayoo beneen bi mooy njombe bi xew fii ci wàllu santé bi ñu gis ni lépp day répété wu te ni muy répété woo day gën a grave te booy xool pratiquement même njombe bi la seulement day gën a jéggi dayoo li xew Linguère li xew Louga tey Tiwaawan suba fan lay nekk kooku muy ñaareelu poñ bi ñetteelu poñ bi ma bëgg damay lay bàyyi nga déroulé amaana ci diggante bi ma lay relancer beneen bi ci mujj mooy wàllu éducation enseignants yi syndicats yi ak gouvernement bi grand maa ngi la bàyyi nga doxal. waaw jërëjëf xam nga wax naa ko fii bënu benn yoon du ñaari yoon ci am réew insécurité mi ngi tàmbalee dans les familles l'insécurité li koy indi fondement bi yëpp c'est un fondement sociétal et moral maanaam c'est un fondement moral maanaam nit ñi ci seen bopp su fekkente ni li nga xam ni moom mooy li leen tabax référence yi nga xam ni ci la ñu nekk dañu ko tege de côté di doxe ak seen bakkan mais insécurité foofu lu tàmbale xam nga kenn mënul wax ni Sénégal amul ay alkaati kenn mënul wax ni Sénégal amul ay gendarme kenn mënul wax ni joxuñu leen matériel kenn mënul wax loolu mais phénomène yi nga gis muy am mais nekkul ay ñoo nga xam ni dañu lay dogaale ci mbedd mi rey la ñi lay rey ñoo bokk wala ñoo dëkk loolu mooy xew Sénégal et donc c'est la question de la sanité morale maanaam nit ñi dañoo àgg ci fu nga xam ni alal jaral na leen rey alal jaral na leen lu nekk bu fekkente ni dañoo àgg foofu la gendarme ak lu mu mën a am ci ay ngànnaay ak ay moyens gendarme mënu ci dara quoi il faudrait que les gens également soient sérieux c'est pas un État en fait qui fait la sécurité ce sont les populations elles-mêmes qui construisent la sécurité en étant des citoyens responsables. mais quelque part foofu bu ñu gisee ni citoyen bi su ma la déggee mu ngi démissionné ñu xool ni l'État est absent donte am nañu matériel yi comme ni nga ko énuméré léegi mais kon ñun am nañu problème quelque part. mais bien sûr mais problème bi moom laa lay wax nii dama ni la sécurité ci ba ab réew
mi ngi commencé ci nit ñi ci famille yi mi ngi commencé ci kenn ku ci nekk xam lan nga war a def lan nga jomba def lan nga rus a def ak lan nga warul a def maintenant l'État intervient où mooy que les ñi nga xam ne dañuy dévier ci loolu État wane gëdd ak mat gu toll ne képp ku nga xam ni li nga bëgg a def yaa ngi koy def jàppal ni yoon dina dal ci yow ci nu mu mën a ak dans sa rigueur. dans sa rigueur. dans sa rigueur mais loolu amul Sénégal lan moo fa xew li fa xew mooy la question morale mën naa ko tege sax de côté mais xoolal rek de façon ordinaire tous les événements qui se passent dañu koy coow ñaari fan après bàyyi ñi ko def nekk ci mbedd mi encore di tambambalu kenn du leen yóbbu ci yoon buñ leen yóbboo ci yoon ñaari fan ñu bàyyi leen ñi nga xam ni ñoo féetee nguur gi kenn du leen yóbbu ci yoon buñ leen yóbboo ci yoon ñaari fan ñu bàyyi leen donc l'impunité li ñuy wooye impunité jaay doole moom mooy def le fondement d'un mouvement bu nga xam ni dafay spirale maanaam nit ñi lu leen neex ñu def te dara du leen ci fekk bu fekkee nit ñi lu leen neex ñu def d'abord ñi nga xam ni mooy les délinquants au col blanc ñu ngi sàcc suñuy ay milliards tribord babo lan moo ci def lan lañ ci def ñi nga xam ni dañoo am ndombo wala boog dañoo am ñu am ndombo ñu ngi def ay violation yu dul jeex di violer nit ñi di rey nit ñi di def lu leen neex te dara du leen ci fekk maa ngi gis dans la presse société que nous avons. waaw maa ngi gis dans la presse quelque part ci émission boobu keppar ñu naan dañoo sàcc ci kër Farba Ngom 800 millions. mais naka la nit mën a denc ci këram 800 millions. non il faut qu'on se dise la vérité naka la nit mën a denc ci këram 800 millions. ak tamit di yore ay pakk xaalis di wër ci àdduna bi di ko jox ay militants. xam nga mooy li ma la wax rek le leadership a trinqué le leadership a failli complètement il nous faudra rétablir ça dans notre pays il faut que ñu am direction Sénégal amatul direction te direction ki koy refléter ki koy symboliser ki koy incarner mooy ki nekk ci bopp bi. loolu moo may indi ñu dem ci santé bi njombe yi ngay dégg. xoolal xam nga insécurité sanitaire insécurité routière insécurité alimentaire insécurité loolu yëpp benn bopp la amul dara lu ci mën a faju lu dul ñu am benn leadership bu nga xam ne dafay indiquer la voie restaurer li nga xam ni moom la ñu ñàkk ci suñu biir réew muy respect de la loi am dignité am fulla ak fayda ci li ñuy def ñi nga xam ni ñoom la ñuy teg ci boppu institution yi doon ñi nga xam ni ñu compétent lañu mais li xew ci santé bi mais Diouf Sarr boo leen ko seetloo catastrophe sanitaire yi xew yépp des derniers 10 ans mais ci Diouf Sarr la tombé mais tombé nag mooy waral ay gaaf te bu fekkoonte ni bu benn amee ñu fexe ba buy beneen di amit du doon bu ni mel mais malheureusement bu benn amee bu beneen di amaat bu ni mel lay doon wala bu ko yées les enfants qui ont été calcinés les livres qui ont été les bébés qui ont été calcinés mais Linguère lañ njëkk a am defoon nañ ni dootul amati mu ñëw am Tiwaawan il ne s'agit xoolal bu ñu bàyyiwul li ñu nekk maanaam nekk di politique rek te xalaatuñu lan mooy defar ak lan moom la ñu war a def ñoom pour que nit ñi mën a nekk ci seen jàmm beneen dina am beneen amaat ñaanuñu ko yàlla nag mais tant que ñu ngi amee méthode yi ñu yore di ñu gouverner avec ces méthodes là si les méthodes ne changent pas la situation ne va jamais changer. balaa may génn foofu dama jot benn vidéo bëggoon naa ko teg mais du ma am temps bi Pa Assane encore lui dafa def benn jàngat bu am solo benn partie laa ci déglu mu ne bu ñu amee lu mel ne mbas bu niroog Ebola ñu amoon benn infectiologue ku mel ni Eva Maris Coll Seck xam domaine bi man domaine bi xarañ ci loolu liggéey la mu ci liggéey
ñu xëy bis pour des raisons quelconques ñu dindi ko indi fa un politicien bu xamul dara ci domaine bi ba ñuy gis njombe yi di xew ni ane sa jàngat bu gàtt ci loolu balaa ñuy dugg ci enseignement bi. mais pas Assane wax na lépp ça veut dire que les meilleurs on les écarte on amène des médiocres et on a les résultats que nous avons mais loolu du ci Macky Sall rek xewoon na ci jamono sama nijaay Abdoulaye Wade xewoon na fa Fatou Ndiaye Blondin c'est l'une des meilleures africaines informaticiennes du monde. Elle a été appelée pour def loolu juróomi weer la fa def ñu dàq ko parce que politique moo tax parce que moom politique wul sérieusement léegi sax mi ngi politique parce que mi ngi Pastef mi ngi Yewwi Askan Wi mi ngi astafurlah mi ngi Sénégal bi ñu bëgg te mi ngi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi elle milite à Mbour. Je pense que su fekkoonte ni les meilleurs yi nga xam ni ñoom ñooy doomu Sénégal yi nga xam ni ñoo gën a xarañ ci seen domaine bàyyi nañ leen ci place yooyu ñuy liggéey ñi bëgg a dem defi politique dem nekki leneen député yu kenn xamul mais ministres yi nekk ay des gens compétents véritablement compétents ñoo xam ne amuñu sax jotu dem fa ñu dëkk naan dañuy politique parce que liggéey bi nekk ci seen kanam mooy liggéey bi ëpp solo pour ñoom je pense que kon suñu réew dina dem kanam mais malheureusement tous les régimes que nous avons et jàpp naa ni xëy na bu régime bi changé xëy na loolu mën a changé tuuti ceux qui veulent faire de la politique pour faire de la politique il y a des stations politiques mais la station gouvernementale ne doit pas être une station politique dafa war a nekk station bu nga xam ni xam-xam ak xarañ moo la fay indi buñ la joxee sa cahier de charge ni la sa mission lii la citoyen waxuma la président bi ak premier ministre mais citoyen seen bopp mën laa mesurer mën a xam fan nga nekkoon fan nga leen jële fan nga leen bëgg a yóbbu fan nga agsi loolu mais loolu mooy gouvernement loolu moom mooy réew mais malheureusement Macky Sall nee na ministre yi ku ci dem sax buñ demee élection te gañewoo mu dàq la waruñu leen politique loo les ministres waruñu leen politique loo malheureusement war a wàcc ñu liggéey seen liggéey ñi bëgg a def politique mën nañoo dem nekki maire mën nañoo dem nekki député mën nañoo def lu nekk mais gouvernement bi ñu bàyyi ko ñi nga xam ne ñoo am xam-xam mën a liggéey te ñu bañ leen sonal ci dem defi politique. billaay ñun dañoo am feebaru baat boobu ñuy faral di wax l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ku mel ne quoi qu'on puisse dire Pape Abdoulaye Seck ku xarañoon la ci domaine am mais foofu balaa may jël ligne bi rek mbokki ngeen baal ma évacuer dernière question bi parce que kii daf koy lié directement ma bàyyi ko rek mu élaborer ci question boobu bu ko defee ma doog a tijji ligne bi enseignement bi depuis 2014 ba plus tardivement tey ministre bi génnaat na joxewaat na ay kàddoom nee na semaine bi dinañu gis ya ñu waxante woon ci seen salaire et cetera année. waaw ñoom ñooy créer toujours les conditions de conflit parce que mënoo waxtaan ak ay nit ngeen am ay accord nga war a dem appliquer ko lépp rentrer dans l'ordre après nga dem jalgati ko après di jéem a fexe yeneen i pexe di njaaba njale baaxul. Maintenant, moi, ce que je reproche à mes collègues enseignants, moi, c'est-à-dire que le pays, l'Afrique, le monde, d'abord, je serais, les modèles gën a content lo, moi, ñu teg sur la table du gouvernement une nouvelle loi d'orientation de l'éducation nationale. Parce que le système éducatif bi ñu am, depuis Mathusalem, système éducatif boobu gisuma mu def résultat yi nga xam ni moom la ñu war a def ci njàng mu jaar yoon. waaw Sanusi Ba de mu ngi koy wax saa su ne Sanusi Ba philosophe bi nekk Ndoumbelane allez-y. Combien de déchets scolaires nous avons. Combien de maanaam lépp lu nga xam ni moo war a tex boo jàngee ba pare nga mën a am liggéey mu jëriñ sa réew njàng moomu dañu ko tege de côté. Sénégal leneen la ñuy jàngale. Littérature, philosophie, yu kenn xamul ñàkk fayda alors que d'abord ñun li ñu am ci alal su fekkente ni la Senghor décidé woon ba ñuy jël suñu indépendance te Abdou Diouf ñëw yàq ko mooy
dans tous les domaines yi nga xam ni moom la Sénégal war a développé woo ñu am ci ay école de formation professionnelle doore ko ci horticulture doore ko ci agent sanitaire doore ko ci agent d'hygiène doore ko ci sage-femme et infirmier d'État doore ko ci instituteur les écoles normales doore ko ci professeur doore ko ci lu nga xam ni doore ko ci les mécaniques CQD yéen ñëpp xam ngeen ko les centres de qualification professionnelle amoon na Thiès amoon na Dakar amoon na pratiquement dans beaucoup de régions du Sénégal bu fekkoonte ni njàng mi ci loolu lañ ko yóbbu képp ku nga xam ni ak si nga ba war a dem 6e secondaire ci école de formation ngay dem boo xam ni boo génnee sa métier mi ngi ci sa loxo mais je pense que jàngalekat yi loolu mooy seen problème ak man seen problème ak man mooy ils doivent maintenant faire la grève arrêter le système parce que simplement nous devons radicalement changer la loi d'orientation de l'éducation nationale du Sénégal parce que amul njëriñ pour ñu. D'accord naa ci ak yow mbokk yi 212 219 9695 fi mu nii tëj naa ligne bi nag suñu grand vraiment mu ngi fi donc yéen ñu doon woote ngeen baal ma parce que dama bëggoon bàyyi rek comme que xam nga xawoon nañ kaa namm tuuti mu élaboré bu baax bu ko defee ñu xaw am lu ñu taataan ci moom donc 212 219 9695 mais li ngay wax ni ci njàng bi dama cee d'accord ak yow à 100% ñu bloqué système bi. Obligé leen à ce que ñu changer programme yi profondément parce que tamit bu ñuy amee ay borom xam-xam bon yàlla nañ fi yàgg ñu mel ni man souvent man ñooñu dama am estime ci ñoom ay ñoom Sakhir Thiam ay ñoom Alpha Dat xeet googu te tey ji grand ñu ngi gis ni ñu bëri ñu ngi promouvoir jàng ci sa langum réew gis nañu fu mel ni ay Chine fu mel ni ay Corée Rwanda ñu ngi ak yenn dëkk sud africain ñu ngi dugg ci ay Swahili di jàng seen kàllaama réew tey ji Sénégal beaucoup de plus en plus activistes yi ak yenn ci intellectuels ñu ngi koy gën a promouvoir ani loolu yow sa input ci loolu. mais loolu dañu ko arrêté Sénégal man jàngale naa mathématique ci wolof. jàngal naa samay ndongo science ci wolof. te loolu Sakhir Thiam moo ko initié Sénégal. mathématiques yi dañ koy jàngale ci wolof. école normale bi ma nekkoon école d'application boobu noonu. man jàngale naa fa loolu. xale yi ci wolof laa leen dem jàngale mathématique ak yeneeni science. yaa ngi may dégg. donc la promotion des langues nationales pour l'enseignement mais ñoom ñoo ko arrêté Abdou Diouf ko arrêté mais loolu lu possible la. te xale yooyu amul déchet xale yooyu nekkoon ci école test boobu école d'application boobu amul déchet ñoom ñëpp réussi ñoom ñëpp defi enseignement supérieur jàll dem seen yoon ñu ngi doon commencé jàng français à partir de la 3e année ñoom mais seen li ci def yëpp ñu ngi koy jàng ci wolof ñu ngi koy jàng ci bu dee wolof wala joola wala pulaar wala les langues nationales qu'on avait retenues il y en avait 6. effectivement amoon na pulaar maa ngi fàttaliku amoon naa ci suma yenn cousin yu doon jël cours boobu ci école am na ñu bëri ñu ko wax Thierno Souleymane Baal bu Guédiawaye kooku waaw xam nga donc jàngale ci suñu langue nationale c'est possible am nañu expérience bi defe naa ni jàngalekat yooyu sax ñoom ñëpp dem nañu retraite léegi inspecteurs yi dem nañu retraite enseignants yi ñu formé woon dem nañu retraite ñoom ñëpp dem nañu retraite mais finalement bu fekkente ni même dañu ko bëggaat il faudra recommencer à zéro il faudra reprendre tout ça il faudra faire des formations pour les enseignants il faudra refaire des programmes loolu yëpp xoolal réew mi dafa tegoogul ci ay loxo loolu mooy wax ñi nga xam ni ñoom la yàlla jox nguur gi ba ñu ñëwee léegi kenn ku ci nekk nguuru ngay gën a xënte que liggéey loolu mooy dëgg gi mais loolu nag du responsabilité kenn ku dul citoyen gis nga Sénégalais tant que ñu ngi bëgg loolu mooy am tant que bëggatuñu loolu du fi am citoyen lañ seen bopp ñoom ñoo war a xam lan mooy seen njëriñ ak lan moo nekkul seen njëriñ depuis 60 et quelques années ñu ngi nekk en indépendance di doxal mais doxal boobu gis ngeen résultat yi mu jox ñu jël mbokk bi ñu def bisimilah mbokk bi allo salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam
waaw xam nga mais dafa am benn ay kii point yi ma bëggoon relever tuuti rek muy xam nga Sénégal doon na réew moo xam ni fii la ñuy toog di gis un ministre moo toog dégg nga di wax mënu la wax ci langue nationale dégg nga benn soxlaam te nag fièrement lay wax naan dégg ngeen baal ma mi man sama wolof baaxul te koo ci ni nag dégg nga déggoo tubaab keroog mu def la noonam di des ci dundam non c'est des réalités c'est des réalités xam nga soo xoolee nag yooyu détails dégg nga day dem ni dégg nga di ngay comprendre aisément lu tax dégg nga promotion langue nationale yi ba léegi ñu toll dégg nga ci balbutiement mën nañu ko taxawal parce que honnêtement Abdou Diouf gis nañu li mu defee dégg nga ba mu pare ma nga dem francophonie la kii parce que gis nga ñun tubaab bi daf ñu yàq de trop dégg nga xoolal Iba Der Thiam un historien émérite boo xam ne ñëpp a reconnaître valeur mais xoolal il n'était même pas capable dégg nga defal ñu dégg nga suñu histoire du Sénégal bi mu demee ba vers la fin ci lan ci ay détails yu amul benn solo ndax da nga maa war a fonkal sama nit mbaa fonkal loolu ma ko ci lañ ko échoué loo il est mort dégg nga actuellement comme ça dégg nga sans achever li mu waroon a doon principal goal bi mu waroon a am ci dundam dégg nga daf ko mujj échoué dee ale ko moom dégg nga xam nga mu doon nag dégg nga problème mu Sénégal xam nga bon maa ngi félicité nag taxe ginnaaw nee na moom gëm na ni Macky Sall patriote la xëy na dina wëlbatiku dégg nga nangam ci suñu gaz beeg yooyu. espoir boobu mu am man maa ngi koy félicité ndax xam naa ni man loolu man aw ma courage boobu mu am moom. dégg nga parce que je vous dis que ni suñu gaz yeeg yi ñu yëpp mais xool leen Dubaï tey parce que nangu na la marché international dégg nga ci mondial dégg nga ci naka mu tudd ci New York ak Los Angeles yi te pourtant benn arabe moo ko kii ça date de pas longtemps du tout foofa doonoon désert xool leen ni mu ko développé te Sénégal yàlla wàccoo nañ jul li mu ñu xëppal dégg nga ci xéewal kenn xamul nu mu mënti nu mu toll mais fii lañ buñ Aly Ngouille Ndiaye toog dégg nga ni zircon bi le kilogramme c'est à $1 lay jar mu wax ko xam nga dañoo am ay raasu politiciens yoo xam ne amuñu jom dégg nga te gis nga pratiquement di nga affaire patriotisme man su taxee naan dafa yaakaar la ne am nañu ko mais vraiment bravo taxe ko courage nga yow mais man gisuma une once dégg nga de patriotisme bu ñu am suñu ko amoon ñu dépassé fii mais da nga xool ni Thierno Alassane Sall découragé dégg nga ci kii bi ak lu ñu ko defloo ba pare yaakaar ni ñii dinañ taxaw dégg nga di si ñëwaat lenn lu doon avantage du Sénégal te gis nga affaire insécurité bi ngeen di wax yi nit ñi reyante mais ma tuuti rek ma eggal foofu insécurité bi ñuy wax dama bëgg bul xoolee rek ci Sénégal mais nga xool ci yeneen pays et puis nga interroger l'histoire réew yi gënoon a am problème yëpp pour ñu dem ba développer am jàmm ak yooyu yëpp seetlu dañoo fexe ay liggéey dégg nga développer dégg nga nit gis nga nit ñi suñu amoon xëy am yaakaar rek coow yi yëpp dégg nga ak reyante deret ju tuuri yëpp dafay bàyyi ndax lu xaw a mel ni amoon na fi avant Ablaye Wade di yéeg mujj gi dégg nga ci car rapide yi la ñuy agressé nit ñeeg yëpp di leen laaj seen nit ki mais bi Ablaye Wade ñëwee brin de espoir bi nit ñu amoon tuuti rek teewul rek nga réew mi dafa naatoon kii xanaa bi ñu demee ba mu amaat ci régime bi ay problème ci la mujj mbir yi jaxasoo waat ak loolu dégg nga donc ok ñu def noonu asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah mbokk bi bisimilah allo asalaamaaleykum waaleykum asalaam ngi jaara gaynde kooku Ibou la sama doom nday waa teel gars yi namoon nañ la teel yow moom teel jaare sama grand texe yow waaw ñu ngi jaare delloo ziar yi jërëjëf merci beaucoup akasaay Ibou teel grand texe suñu baay suñu wasila xam naa ni ñoo am cofeel na nga mais am na ay message yu ñu bàyyi loon te ba tey bés bu ne ñuy teg jéego rek ñu ciy gis ay misaal wala bokk ay firnde xaaral ma baax. waaleykum salaam. waaw. ñu ngi sant yàlla bu alhamdulilah. alhamdulilah. moom day ba mu ko waxee nit ñi dañoo waroon a taxaw ne ko mu sangal ñu ko. waaw loolu it moom konoon dana ko sang. loolu it xel la. waaye ba mu koy wax dafa mel ni lan doon wax dafa doytoon nit ñi. est-ce que nekkul ni moom mu ngi naan yàgg na cee bokk. est-ce que nekkul woon ni dafa xamoon ni li ko fi dese bëriwul wala mu ngi jëm ak kattan gi mayeegu ko ak yooyu xam nga est-ce que. voilà waaye bu boobaa xel yi nit ñi seen xel yi mooy dem ci ne kii li muy wax nañ ko def loo rek wax ko ne ko léegi daal ku ñu dimbale sangal ñu ko. mu defal ñu ko konoon tey diñ ci nekk naan
diñ ci nekk da laaj naan leneen ndax ni ko noonu am nañ ko ba pare. Malick Gaynde je pense que sëñ Cheikh li mu wax leer na. je pense que li mu wax lu leer naññ la. xam nga sang réew métaphore la. sang réew métaphore la bu nga xam ne li muy wax mooy réew mi nañu ko teg ci njub nañu ko teg ci éthique nañu ko teg ci droiture. réew mi nañu ko teg ci constitution bu nga xam ni ci njub lay dox ci njub lay wéy ci njub lañu koy defaree. maanaam ci dëgg. loolu noonu. man dama ci waxtaan ak ay mag yu bëree bëri nag wax dëgg yàlla. sëñ Cheikh li ma doon wax lu leer naññ la. sangum réew mooy réew mu nga xam ni dañu ko teg ci njub. réew mu nga xam ni dañu ko tabax. ci njub. nit ñi déggoo ci naka la ñu ko war a saytoo naka la ñu ko war a taxawee. sëñ Cheikh dafa amoon parti. dem ak Senghor 1961 dem ak Senghor élection. nekkoon ambassadeur du Sénégal ñu jàpp ko dugal ci kaso. donc xam na li muy wax bu baax. dëgg la tey foofu grand. loolu lay wax. dëgg la mbokk bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam wa rahmatulah. Alaaji Gaynde. waaw. ñu ngi leen di ziar baax di nuyu Grand Téré. borom jaasi ji. waaw naka yëf yi yëpp. waaw man de sang bi ni ma ko gisee. loolu texe wax dëgg moom gis naa ko ci. xam naa ne danaa ci dolli nag loo xam ne. jàpp naa ne waru ci mën a ñàkk. buñ ko tegee ci yoon ba pare kenn ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom. dëgg la. te ki nga xam ne mooy président de la république. kenn gënu ko war a sang réew mi. moom nag ni muy sang réew mi. moom président bii ni muy sang réew mi. moom lépp loo xam ne bii nit dugg na ca mu war caa am dara. ne ko naatalal bàyyee ko mu am ca dara. waaye président bii fa nekk nii. lépp loo xam ne bii doomu aadama dugg na ca mu wóor ko ne suba ak jàmm dana ko amal njëriñ mën na ca am xaalis. dana ko xañ loola. loolu moom képp koo xam ne bii bàyyi nga xel Macky Sall da nga ko gis. lépp lu mu xam ne boo ca duggee njëriñ dana ca nekk mën nga ci am xaalis gannaaw suba ak suba gannaaw suba su boobaa loolu dana fexe ba xañ la ko moo xam nag ci moom lay jaare moo xam dafa am ku muy jaarale ci moom waaye faaw moom dana la xañ loola. ndax lépp loo xam ne bii ba wax na ko ci intérêt am dana def loola lépp lu mu la wax ci intérêt waa réew mi dana fexe ba teggi loola. loolu moom ne ko ñëpp bàyyi xel loolu nag du doxalam réew. am réew bu fekkee ne constitution yi ni ko Grand Téré waxee. constitution yëpp dañ ko teg ci yoon. kon yu mel noonu doo ko mën a def. gannaaw doo ko mën a def nag su boobaa. réew mi faaw moom dañ ko sang. waaye sëñ bi moom li wax leer naa ñu la def. wallaay leer naa ñu def moom bu réew mi tegoo ci yoon rek. kenn gënuñu réew moom. ndax lépp la ñu am ñun. lépp maa ngi dégg benn waay démb. waaw démb maa ngi dégg benn waay mu ne 130 milliards mën nañu ci jox Sénégal 130 milliards mën nañu ci jox Sénégal yëpp courant kenn du fay courant. te loolu nag moom da ko teg ci kii argument yu leer la ko teg. ndax waa ji mu ne ko ñun ñu ngi war a jox xaw ma kan 300 milliards ñu war ñoo jëlee fil gi xaw ma ban dëkk andi ko tasaare ko mu ne ko dana ci perte loo xam ne bii des ko mën a expliquer. waaye li ma wax man lu ma wax lenn lu ma maîtriser wul. te loolu leer naa ñu la def. di leen sant di leen gërëm. jërëjëf ma jël dernier auditeur balaa may tàggali kooku dem na. Grand Téré amoon na beneen bu Pape Malick bu mu la bëggoon tegal mais dama bëgg pello tuuti ak Ibou ani daal en résumé wala boog sa njàngat général ci liñ fi waxtaanee ak tey ji réew mi yi ñuy gis nii muy xeeñ suñu xel di ci ñaaw surtout ci li suñu maam wax bisimilah ma bàyyi la kàddu gi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ibou xaaral teel. ok. waaw man jërëjëf Gaynde maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi. di gërëm mbokk yëpp di ñaan sama mbokk Aliou Ndigal namm naa ko ñaa ko yàlla yëkkati. amiin mu ñëw sama doom lay moom namm naa ko trop nag wax dëgg yàlla. wallaay léegi daal li ma mën a wax rek mooy lii quoi. dañoo toll fu nga xam ni des na ci benn nit pour réew mi soppeeku ci ngëneel. wala mu nekk ci coon Macky Sall rek la ginnaaw yàlla. soppeeku ci ngëneel nag mooy mu xam ni li mu fi waroon a def jeex na mu dem yoonam ci jàmm. mu xam ni réewum Sénégal. dafa judd fekk ko fi te dina dem bàyyi ko fi bu soobee yàlla.
mu xam ni Sénégalais yi ñoom ñëpp bëgg lu baax y compris moom mais bu fekkente ni nag dafa bëgg a imposer nit ñi boppam maanaam tey ma jiite leen par force tey ma toog fi par force loolu mënu la nekk te du nekk bu soobee yàlla léegi nag ça veut pas dire que bu demee lépp baax déedéet ça veut dire que citoyens yi seen bopp ñoom ñoo war a pare nag léegi pour que ñëpp ñu nga xam ni dañ leen di jox suñu bopp réew maanaam dañ leen di jox ndombo suñu réew ñu nekk ay nit ñu nga xam ni comme ni ko Serigne Cheikh waxee nit ñu jub lañu nit ñu am éthique lañu nit ñuy respecter constitution lañu nit ñuy respecter loi lañu ñëpp yem ci loi ñëpp yem ci suñu réew lépp lu nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñëpp jot ci je pense que loolu mooy nekk li nga xam ni la nouvelle citoyenneté te loolu mooy liggéey bi ngeen am yéen ñi nga xam ni ñoo nekk di def activisme dañoo war a am une nouvelle citoyenneté maanaam yeesalaat suñu bokk ci biir Sénégal nekk sénégalais yeesalaat suñu taxawaay ci nekk citoyen parce que citoyenneté bu nekkul une citoyenneté active du dara maanaam ci réew mi laa juddoo wante lépp lu nga xam ni mooy tax réew moomu dund nekkuloo ci maanaam taxaw seetlu bokk defar liggéey bu fekkente ni yooyu dajewul ci yow doo citoyen mën nañ la woowe lu la neex mais bokkuloo ci citoyen yi je pense que donc loolu mooy seen mission il faut établir dans notre pays une nouvelle citoyenneté dañoo war a yeesalaat suñu bopp bi nag dafa laaj mu tàmbali ci biir kër yi ñi nga xam ne ñooy samp kër nañu fexe ba biir kër googu maanaam doon Sénégal bu ndaw ci njub ci taxawaay ci ngëm ci defar ak defare loolu mooy la mission parce que nag mënuñoo continuer nii rek di nekk ci jalti yu nekk bis bu nekk suba ngoon bu dégg bëccëg je pense que donc loolu laa ci bëggoon a wax di ñaan yàlla suñu boroom suñu président Macky Sall yàlla nga def ci moom sago ak dal amiin parce que boo di defee ci moom sago ak dal Sénégal dina génn ci guute gi nga xam ne ci la ñu nekk dina dem ci jàmm te du soobee yàlla réew mi dina mën a taxawaat ci ay tànkam néew ma dafa doxul mais dafa war a gën a taxaw ci ay tànkam te loolu mën naa nekk yàlla dimbali nañu am nañu xam-xam bi am nañu nit ñi am nañu doole ji am nañu alal ji yàlla mën nañoo dimbali ci loolu pour julli rek na nga jàlloo yàlla na ko yàlla def nekk nit ànd ak sagoom yàlla na ko yàlla def mu bañ a indi coono ak jalti ci réew amiin jërëjëf grand jërëjëf ci sa temps di la apprécier bisimilah mbokk bi allo salaamaaleykum kooku Toto Sadibou waaleykum asalaam sa émission neex na lool sa am na solo maa ngi nuyu taxe di ko ziare waa dem na dem na waaw xëy na mi ngi déglu mi ngi def émission bu am solo mais lu ma bëgg a wax daal mooy ci li ma am jàngat bi ma am ci li sëñ Cheikh wax mooy képp ci ñoom kuy sangu li ngay fexe mu dañ ci yow mooy tilim ak sobe jàppal na yow yaay réew mi bu ko ñëpp defee wax ji jeex mais kenn ku nekk jàpp ne yow yaay réew mi nga raxas sa xol raxas sa tilim réew mi set moom dafa wax ba pare leeral ko parce que dafa wax ne réew mi dañ ko war a sang li ñu koy sange mooy ñu laabal xol yi rafetal ko kon kay firi na ko wax ji jeex na de wax ji kay jeex na amatul dañ ko waroon a laaj parce que moom dafa wax ba pare indi solution nee na lii mooy li nga xam ne moom lañ war a def lu koy indi mooy ñu laabal xol yi ci loolu ci lay profité wax ne la am na benn imam bu nekkoon Égypte daf ko waxoon dafa dem Paris gis tubaab bi booloo mu ni fii l'islam ngi fi ne Égypte ay jumaa rek ñoo fa nekk dëkk bi mu dëkk ay jullit a fa dëkk mais jumaa yi bari nañ mais xol yi ànduñu mais dëkk bi mu dem mais ay yéefa dëkk fi jumaa yi bariwuñu waaye xol yi ànd nañ kon problème bi mooy xol yi ànd laab kenn ku nekk jàpp ne yow yaay Sénégal am yéen bu rafet ci dëkk bi loolu mooy sang réew mi man loolu laa jàpp nangul nañu sa émission neex na trop jërëjëf Toto Sadibou jërëjëf Ibou
allo Ibou salaamaaleykum. Ibou baal ma de parce que. oh non correct. waaye dama xamatul waaw Ibou bisimilah parce que xam nga dama xamatul xara bëgguma juum dama xamatul ban nga ci de voilà xoolal coupé naa Ibou man def naa yëfu dof di waaw Ibou wooteel léegi Ibou wooteel léegi bisimilah waaw Ibou dem na kooku coupé na Ibou wooteel léegi nga baal ma yàgg nga ci ligne bi dama bëggoon jël li des ci temps bi ba jox la ko nga baal ma parce que tamit xam nga suñu grand teke di ko sant di ko gërëm vraiment ak temps bi mu ñu jox yëpp j'espère que nit ñi gindeeku nañu ci yenn situation yi gannaaw boobu ñu waxalee rëq-rëq yi am ci wàllu processus bi ci wàllu élection bi waa Sénat waa DGE ak waa justice ak taxawaayu ministre de l'intérieur hello. waaw ayca Ibou. waaw ñu ngi jaare. bisimilah doxala juróom-ñetti minutes moo ñu des. alhamdulilah di nuyu sa auditeurs yi di nuyu grand pexe te alhamdulilah tey moom macha allah quoi. man bàyyi rek tey mu déroulé quoi. c'est que li may njëkkee ko mooy di sang bi wax. dañ sang réew mi. da ko wax ba pare teg ko ubbi caabi ji teg ko ci loxo askan wi. mais damaa tiit. dégluwaat leen damaa tiit réew mu amul justice. kay wax ci jeex na day nañ sang réew mi la wax. ba pare wëlbikuwaat benn waxtaan la mu ne damaa tiit. ci réew mu amul justice. loolu moo ñuy indi waaw loolu nag moo ñuy indi nag ci xew-xew bi léegi ak ni mu doon tënkee ni fi ñu texee dikkalee ci wàllu processus électoral bi njombe yi ci nekk ak leeral yu mu ci indi ak tey ji tension sociale politique yi am ci réew mi ci wàllu insécurité bi ak ci wàllu insécurité bi des personnes et des biens maanaam nit ñi ak seeni alal ak ci wàllu insécurité sanitaire bi ak ci wàllu insécurité dund bi ani lan rek nga ñu ciy tënkal nga baal ma xam nga temps bi dafa kii xam moo tax ma dëxëñi waaw sànni la ko ak justice bi takk der yi ani daal ñun daal parce que gars yi namm nañ la lan rek nga ñëw war a baaxee rek benn bomb rek bi ñuy dem tëddee ko waaw lenn moo ci nekk ne gaynde quoi maa ngi koy wax sénégalais yëpp ñu bàyyi ci seen xel ak sa auditeurs yi bisimilah maire naa nite nuyu na la nan du ndeyo merci beaucoup waay ndax maa ngi koy waajal ngan quoi léegi gaynde ñi dama ne ba ñu njëkkee yóbbu ba ñu njëkkee am problème ci liste bi kan moo génnoon kan moo yoroon conférence de presse waa yeewi waa yeewi non waa Benno Bokk Yaakaar waaw Mimi Touré tata Mimi non dama ne seen première conférence kan moo génnoon kan moo yor affaire kan moo doon wax Sawru Sarr kan moo lan moo dugal ci turam Farba Ngom ok kan moo déclaré tey ne sàcc nañ 800 millions Sénégal Farba Ngom ok bu leen ñu nax bu ñu nax c'est des contre-faux ay fen la ay tappale la lu leer laa ci am même dañ ci complot ak police bi ak ay commissaire pour xam lii ñu naroon a def nii li ma ci jot nii ay boori 6 heures ci ngoon laa koy doog di jot lépp xoola liñ ci naroon lépp mooy lii ñu bëggoon a indi te mu nekk ci waxoon naa leen ko waxal ne ko gis nga jéeri amul lu muy ragal fi ñu toll pour poste premier ministre bi lu ku Macky Sall bëgg dana ko defal wax naa leen ko ne préparé woon na ko ça fait longtemps yëgoon naa ko wax naa leen ko ne leen nee na dana reciter liste Yewwi Askan Wi El Hadj Ndaw ak Nguura ne ma loolu du am te man amoon naa ci lu leer. xaaral tegal foofu sa baaraam rek ma jël kii mu naam dafa am lu muy dolli xaaral bisimilah. allo. oui. dégg waaw. leen rek laa bëgg a wax. mooy texe. mos naa ko posé question yi. mais texe dañ ko soxla. jullit lañu bëgg biir Sénégal.
te jullit ak xan la te it Sonko xam naa ne jullit ak xan la ñoom ñaar war nañu mën a def dara Sénégal loo xam ne day suqali Sénégal bu baax a baax a baax mos naa ko posé question bi muy wax ne moom ñaanul yàlla li des ci dundam nekk ci nguur mais loolu du nguur dafay liggéeyal Sénégal te li mu nekk ci rajo bi nii rek loolu du ñu doy dañ ko soxla xam naa ne mu ngi lay dégg waaw jërëjëf lu ñu tollanti la danaa fexe ñun moom xam niñ koy yaatalee comme ni ñuy def nii rek bu soobee yàlla du fi gëj incha allah saa bu ko jot bi mayee rek incha allah dinañ koy indi ci kàttanu yàlla. ok jërëjëf. waaw bëgg loolu mu bàyyi ci xelam bu baax rek.